salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen ne ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show comme ni ma koy faral defee chaque fois. gars yi vidéo bi nag gars yi bëri ñoo ma laaj preuve si li moo tax ma avancé li nga xam ne moom moo di si Fou Malade. bon tout d'abord j'aimerais bien préciser benn chose mooy Assane Diouf dafa nekk benn personne boo xam ni man personnellement je le respecte nëbbuma ko dama ko respecté ba keroog bu mu waxee affaire boobu noonu si laa ko weddi. parce que je peux pas comprendre benn nit boo xam ne da ngay wax dëgg en certain moment fu dëgg war a jotee tamit nga tëgg sa tànk noppi man du ma nit boobu noonu c'est pour cela man lépp lu may ne damay ànd ak transparence amul sama xarit amul sama mag amul sama raq amul sama gaayan amul sama ki nga xam damay déggante ak moom képp ku deful loo xam ni maanaam Sénégal bugg ko man duma ànd ak yow loolu tax ma attaqué ki nga xam ni moo di Assane Diouf Fou Malade nag li tax ma attaqué ko Sénégalais bari ñu ngi may laaj li nga xam ni moo di preuve dinañ si ñëw si preuve yi mais avant tout dama bëgg ngeen teggi seen bët si ki nga xam ne moo di Wes Show ngeen xool ma comme un simple ki nga xam moo di citoyen un sénégalais lambda buy wax comme ça ñi ma bëgg du ñu sotle ñi ma bañ du ñu weddi mais ngeen déglu carrément li nga xam moom laa leen di expliquer. dafa am trois choses yoo xam ne yàgg na daw Sénégal yoo xam ne àdduna mënul fexe ba sénégalais yi génnee ko si ñoom parce que dafa nekk ay siècle jamonoy maam la première chose muy corruption. bi tubaab yi ñëwee Sénégal dañuy corrompre yóbbu suñuy frère yóbbu suñuy papa yóbbu suñuy maam yóbbu leen li nga xam ne moom moo di États-Unis pour bayloo leen nan lañ leen corrompre comme ni ma koy waxee dara fetal la seetu ak li nga xam ne moo di tabac ak sàngara noonu lañ ñu corrompre kon pour nga génnee loolu noonu loo xam day durer ay siècle day métti trop biir Sénégal. deuxième chose mooy jëw moom c'est mondial loolu dafa nekk aussi tamit loo xam ne sa jamonoy maam la pour ñu génnee ko biir Sénégal dina métti trop loo ko mënti xeex dina metti di nga mën a conscientiser nit ñi ñuy bañ maanaam ñuy dugg si biir dëkk bi ñuy commencer am li nga xam ne moo di conscience tranquille mais pour nga xeex loolu dina metti trop. troisième chose mooy mystique pour nga génnee ko biir Sénégal day metti trop tamit parce que nee naa la de génération en génération non seulement dafa bokk si aada bi ak culture bi de génération en génération pour nga génnee ko day metti kon loolu man su sénégalais ne dañuy xeex loolu noonu. duma si perdre sama temps parce que xam naa ne duñ ko mës a gagné mais dafa am loo xam ne ñun sénégalais xamuñu ko loo xam ne lu bees la buñ ko gisee ni day gaañal loolu mën nañ ko effacer carrément dafa mel ni nga détecter li nga xam ne moo di cancer si biir yaram rapidement boo ko jéemee génnee rek di nga si am ndam mais boo bàyyee ba mu chronique comme ni ma koy waxee si mu dina métti trop pour ñu génnee ko te su boobaa da ngay nekk entre dund ak dee yàlla nag mën na la suturaal nga génn si mais aussi mën na la suturaal doo si génn loolu mooy li nga xam ne mooy affaire de góor jigéen biir Sénégal. kon man je me suis dit que ni lépp loo xam ni yàgg na biir Sénégal moom lañ juddoo ay maam def ko dina mettre trop pour ñu génnee ko mais lépp loo xam ne sénégalais xamu ko mu gis ko mu nekk danger je crois que ni mën na ko effacer taf moo tax may sonn toog di wax maa gën a mën a tànn sama néeg toog sama néeg seetaan lu ma neex sénégalais di toj may kuul Sénégal di metti may noppi Sénégal di metti du ma jox benn jeune solution Sénégal di metti du ma jàppale kenn. film yi du ma si wax hip hop bi du ma si wax lépp loo xam ne gëm naa ne mën na avancer loo Sénégal suñ ko tegee sur le nord du ma si wax ma noppi rek këj mais mënuma ko parce que dama nekk sénégalais je suis un citoyen te ma dund si yeneen dëkk yoo xam ni bëgg naa ëllëg si biir ñu tiim Sénégal di ko respecté mais maanaam bu ñuy xool Sénégal dañuy siggi mais du ñu sëgg loolu moo tax may sonn du ma nag bëri wax si li nga xam moo di pétrole bi parce que xamaguma ko mais mën naa ne avantage Sénégal la kon loolu ñun Sénégal yëpp ko si bokk ñun wutuñu leneen lu leeral ñu xam lan moo xew lan lañ si mën a génnee ku si nekk nga mën si bénéficier wu loolu dina metti aussi tamit parce que y a pas beaucoup de personnes yoo xam ne xam nañ dara si li nga xam ne moo di pétrole ñi xam nag ñu ngi jàppale nit ñi à travers YouTube à travers fu nekk mais lenn moom j'en suis sûr que ni sénégalais xamul góor jigéen lenn moom j'en suis sûr que ni ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Sénégal dafa def yëfu góor jigéen wala ñu nekk ay góor jigéen di làqatu j'en suis sûr que ni yaroowuñu Sénégal wala juddóowuñu Sénégal wala bëgg xaalis moo leen fa dugal mais un vrai sénégalais maanaam sénégalais typique du góor mënul bëgg affaire de góor jigéen waxuma du góor jigéen mais mënul bëgg sa affaire de góor jigéen muy góor jigéen muy lesbienne muy góor ak góor di jigéen ak jigéen parce que c'est le Sénégal loolu la ñu am dëkk nag bu perte li nga xam ne moo di souveraineté perte li nga xam ne moo di culture am mooy maanaam wàllum aada perte li nga xam ne moom moo di religion là c'est grave parce que dëkk boobu noonu dootul amati identité te day nekk comme yeneen dëkk yi mooy maanaam amatoo dara lu spécial amatoo dara looy fiere li nga ne lii sama dëkk la
promotion góor jigéen nag taxul nga nekk góor jigéen promouvoir góor jigéen taxul nga nekk góor jigéen parce que yow da ngay yàq yeneen nit pour sa poche da ngay yàq yeneen nit pour sa succès yow là tu deviens égoïste maanaam xalaatoo Sénégal yow sa bopp ngay mës a xalaat te attention bu leen foog ni góor jigéen duñ def social de bu leen foog ni fondation góor jigéen yi duñ def social de monde bi ñoo fi dàq def social ñoo fi dàq joxe xaalis ñoo fi dàq def lu nekk parce que loolu source de couverture la parce que pour nga corrompre nit comme ni ma nga waxee rek nit ki pour mu gis sa baax rek il faut nga joxe xaalis Sénégal il faut nga defal ko teranga c'est pas pour rien ñu ñuy woowee xam nga c'est lion de la teranga parce que teranga boobu moom mës a rey Sénégal nit ki boo koy wax lu baax du loo gis de du acte boo gis de wala doxinam wala comportement am wala li nga xam ne moom moo di dëggam wala genre yi noonu non da ngay gis li muy génnee si poche am di la ko jox tey nga soxla nga am si moom soxla mu yëkkati li nga xam ne xaalisam mu jox la kookooy nit ku baax Sénégal kon déjà pour nga attaquer genre nit yooyu day nekk problème nit yooyu noonu pour ñu dugal lu nekk Sénégal day facile parce que tantôt dina am sénégalais yoo xam ne dañ koy défendre mooy ñi nga xam ne dañ leen di duyal Fou Malade nag bañuma ko ah Wally Seck itam bañuma ko parce que dañ nekk nit yoo xam ni mën nañ ne intéressé wuñu sama life du ñoom ñoo ma intéressé maanaam buñ doon wëy 100 ans sama yoon nekku si lu taxande parce que yàgg naa déglu Wally Seck yàgg naa déglu Fou Malade mais man je parle en tant que Malal Talla mi nga xam ni moom benn genre activiste la comme ni mu tuddee boppam mu ñëw toog wax si vidéo bi lii dañ seetaan vidéo bi après ñu dellu si waat si li tax man ma clash Wally ki nga xam ni moom moo di Fou Malade. Le temps que gars yi di réglé waat satellite bi foofu nga xam ne moom moo di ca cosaan alors Fou Malade vous aviez la parole on disait que maanaam loolu di homosexualité bi daf fi bari. yes homosexualité bi man du lu may mun a nangu parce que góor buy sàkku moroomu góoram dafa mel ni nga taamu puus puup mooy parce que il faut que wax ji ñu koy wax parce que am na li nga xamante ne nit bu fekkee ànd na ak xelam ànd ak sagom war na xam ni bun du pour góor donc loolu ay affaire la yi nga xamante ne jarul sax il faut qu'on soit radical là-dessus pour mu réel amul wax bu rafet parce que loolu le sujet dafa ñaaw góor buy seq góor dañ ko war a régler tout de suite loolu amul parce que hip hop bi li ci nangu ko hip hop bi musu ko nangu donc hip hop bi moom moo tax ñu naan fake moo tax ñuy wax leneen ak leneen donc c'est des questions yi nga xamante ne il faut que les gens soient très radicaux là-dessus et puis nous sommes au Sénégal lañ nekk mënuñu toppandoo américains yi ba nekk ko mënuñu topp boo demee européens yi ba nekk européens yi ba nekk hip hop nangu ko nanguwuñ ko mënul nekk vidéo bi gis ngeen lu mu wax fii ñu ngi ko invité Dakar ne dort pas si kanam Boubs devant tous les Sénégalais mu wax bu leer nañ sans pour autant am si li nga xam ne moo di rusukaay wala nekk foofu ba nga xam ne nit ñi comprendre nañ carrément li nga xam moom la wax et loolu j'en suis reconnaissant parce que dafa nekk nitu dëgg foofu mais naka la nit mën a waxee loolu ba pare di liggéey ak benn fondation boo xam ni day yóbbu li nga xam ne moo di góor jigéen day promouvoir li nga xam ne moo di góor jigéen day promouvoir li nga xam ne mooy mbonte si dëkk mondial yi mais surtout bu ñu koy def si dëkk yu pauvre lañ koy def surtout bu ñu koy def si dëkk yi nga xam ne dañuy bëri problème surtout bu ñu koy def si di nekk dëkk yoo xam ne dañoo bëri ay révolutionnaire comme ay Y'en a marre gis nañ ko fu ne wax nañ leen fi lu ne mosoo leen dégg Wesh Show wax si parce que aw ma si woon lu ma leer wax nañ si Oxfam bu du woon Eliman moomu gan bi mu génnee wax si li nga xam ne moo di Oxfam ñu bëri duñu xam li xew Oxfam moo tax ma ne leen dara bu génnee rek beaucoup de choses vont sortir Fou Malade nag bi mu waxee li nga xam ne moo di kàddu boobu l'autre jour bi ñu ko invité si wàllum t-shirt bi dañu gis ni Fou Malade li tax mu défendre loolu noonu c'était pas Fou Malade buy wax mais Malal Talla bi nekk Y'en a marre moo doon défendre loolu lan moo tax dafa am benn genre fondation bu tudd Prince Claus Fund of Culture and Development noonu la tudd defe naa si anglais noonu lañ koy waxee c'est Founds loolu noonu dañ ko ubbi pour prince bi nga xam ne moom moo nekk Amsterdam prince hollandais la yàgg na c'était en 1996 lañ ko ubbi pour jox ay awards ñi nga xam ne ñoom ñooy révolutionnaires yi pour jox ay awards ñi nga xam ne ñoom ñooy rébellion yi ñi nga xam ne dañuy rebelle wu contre li nga xam moo di soi-disant gouvernement bi pour am yenn genre liberté de vie wala liberté sociale moo tax boo xoolee seen sigle dafa nekk chaque fois li nga xam ne moo di s'accepter mooy maanaam accepter genre nit ki nu mu mënti mel da nga koy accepter comme être humain pas comme lu mu doon bu fekkee góor jigéen la sax da nga ko war a accepter
dialoguer mooy maanaam dialoguer ak bépp mbindeef boo xam ni mu yaa xam ban façon esprit la yor mais da ngay dialoguer ak moom pour un futur meilleur wala un futur ensemble loolu mooy li nga xam ne moom mooy définition mooy sigle bi nga xam ne moom la LGBT di utiliser en général dans ce monde moom la bépp góor jigéen di utiliser mooy accepté wu. léegi si loolu dama gis ni Fou Malade en 2018 dafa créer chaque année day créer li nga xam ne moo di édition yi nga xam ne moom lay def si hip hop biir Guédiawaye mu nekkoon affaire boo xam Sénégal yëpp dañ ko rafetlu parce que ngay gis gars yi di li nga xam ne moo di bale dëkk bi di defar di peinturaat di defar dëkk bi pour mu gën a nice mais si ban coût mooy maanaam si ban xaalis lan moo tax muy def loolu ak fan lay jëlee xaalis bi comme ni ma la waxee nag fondation boobu noonu dafa yor beaucoup de pays Afrique Asie ak li nga xam ne moo di Afrique ñoom ñoo nekk di financer waa Y'en a marre si yenn projet yi dañ dem ba seen boo xoolee seen curriculum da ngay gis carrément ni Y'en a marre ak surtout li nga xam ne moo di université Cheikh Anta Diop de Dakar UCAD ñoom tam dañ leen di financer peut-être ñoom ils sont à l'insu xamuñu lan moo nekk di xes suuf parce que ce sont des élèves yoo xam ne dañ leen di jàppale mais ñoom lan moo tax ñuy jàppale ñun mooy promouvoir li nga xam ne moo di LGBT parce que ñoom seen numéro 1 li nga xam ne moo di seen projet mooy promouvoir LGBT mooy promouvoir li nga xam ne moom moo di transgenre mooy promouvoir li nga xam ne moo di góor jigéen dugal ko si bépp dëkk boo xam ne dinañ leen mën a accepter jox leen seen droit moo tax Fou Malade bu mu waxee kàddu boobu noonu bettul kenn photo yi rek mën na leen ko firndeel et je vous répète ñun bañuñu Fou Malade li muy woy man bañuma Wally li muy woy woy nee naa ne Wally woy mi dafa neex comme bàyyi nu mu daan woyee mais quant à promouvoir bi nga xam moom la ñuy def man moom moo metti et je répète nekk koy promouvoir góor jigéen ça veut pas dire que ni góor jigéen nga de mën nga bañ a nekk góor jigéen di promouvoir li nga xam ne moo di góor jigéen di aider góor jigéen ñu implanté wu biir Sénégal pour sénégalais accepter leen parce que da nga nekk benn influenceur da nga nekk benn nit boo xam ne dañ lay topp c'est ça le problème moo tax bu ma gisee gars yi jël débat bi dugal ko si ay Wally naan Wally góor jigéen la wala du góor jigéen c'est pas ça le problème mooy promotion bi nga xam ne moom moo si am léegi Wally nee na moom xamu ko ok mais pourquoi yeneen personnes yi continuer di défendre Wally ba pare ñuy gis benn genre mouvement yu mel noonu di leen teg seen ginnaaw di leen jox xaalis di leen compal ñun jamono ji foofu lañ toll ñun Sénégal foofu lañ toll mooy maanaam lépp mooy junni yi di génn rek comme gars yi ni ñu ko waxee na junni bi dugg loolu rek moo nekk Sénégal dañ dem ba benn instant dañu perte suñu valeur nit ñi nag dinañ ne dañu bëri wax comme ni ñu koy faral di waxee chaque fois mais merci nit ñi dinañ ne na dañoo soof merci nit ñaa ngi naan surtout yéen affaire góor jigéen yi du débat bu affaire góor jigéen nekkul débat lan moo nekk débat biir Sénégal lu am sens lu dul affaire góor jigéen ak pétrole wax leen ma leneen lu fa am sens challenge combat coupe du monde Sadio Mané ballon d'or loolu lan ngeen si gagné yéen Sénégalais boo xam day yeewu chaque jour bëgg a ndékki du ko am ñi nga xam ne ñenn ñi am nañ ko parce que rappelez-vous ñu ñëpp am lu ñuy ndékki Sénégalais bi nga xam ne day dem di wuti ferraille pour mën ko jaay te peut-être bu fekkoon pétrole bi dox na mën na am loo xam dina si sukkandiku liggéey ñëw bégal yaay ji Sénégalais boo xam ne dafa gëm ni góor yàlla la jigéen yi nga xam ne ñu ngi jooy li nga xam ne moo di góor ñu lay indil ay découverte LGBT sam waaj war ngeen xoolaat seen dëgg la nag bu ñu leen soofee ngeen désabonné rek bu leen déglooti ki nga xam ni moo di Wes Show comme youtubeur bu leen déglooti képp koo xam ni soof na la mais bul yàqal keneen ki nga xam ni am na si li nga xam ni moom moo di njëriñ pour ànd pour xeex li nga xam ni moom mooy souveraineté Sénégal pour xeex li nga xam ni moom la fi suñu maam yi bàyyi parce que je crois que loolu mooy benn chose bi nga xam ne suñu maam yi bàyyi nañ ko loo xam ne mu ngi des biir Sénégal parce que leneen yëpp ñàkk nañ ko kon li nga xam ni moom moo nekk biir Y'en a marre te ma ngi laan di wax du Y'en a marre rek de maison de production yi film yi te bu continuer nag bagage yi bu commencé dugg nii dañuy commencé di génnee bagage yi di étaler ñun yor nañ lépp am na loo xam bu ñu ko waxee Sénégal day tasar day yàqu mais du lépp la ñu mën a wax ñun mais junju doy na borom xel junju doy na vraiment borom xel nag en tout cas gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi te dinañ continuer di si wax kéem koo xam ni dugg nga si li nga xam ni moo di affaire t-shirt bi di défendre t-shirt bi bu fekkee jar nañu topp leen topp pas ñi nga xam ne ñoom xëy na kenn xamu leen si ñoom dañ siy wut buzz ay xawma Nday Njaay xawma lan mu sëriñ xawma lan woykat boo xam ne kenn xamu ko gis nañ ko mu ne da siy wax di jéem a défendre gis nañ façon nit bu nekk le problème mooy ñun bañuñu ñooñu mais li ñuy défendre te ñu xam lu dëgg loolu la ñu bañ
nit ki booy défendre da ngay défendre dëgg nit ki booy wax da ngay wax dëgg ñu la si bañ ñu la si bëgg da ngay wax dëgg mais man wax dëgg fa yàlla nekk di wax chaque fois li nga xam ne moom laa gëm moom mooy sama dëgg moom ma gënal fuuf di fen nit ñi di ma bëgg wala di sàcc nit ñi di ma bëgg wala di lekk alalu góor jigéen nit ñi di ma bëgg jamais de la vie jaral na ma torox pour sama réew jaral na ma torox pour sama diine jaral na ma torox pour sama culture ak aada parce que ñun loolu rek la ñu am gars yi ñoo ko gisandoo vidéo baa ngi nii amul benn preuve boo xam ni soxlaatee ngeen ko mu ngi noonu léegi nag c'est à vous de décider comme ni ñu koy faral di waxee yéen a wax dëgg de c'est à vous de décider ñun amuñu droit wax kenn toppal kenn mais képp koo xam ne dañuy topp ngalawaay topp ñu ndax dëgg képp koo xam ne dañ la soof ngalawaay désabonné parce que su boobaa yow yaay am raison yaa désabonné yaa dem sa yoon gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi continuer leen di def li nga xam ni moom moo di abonné continuer leen di def li nga xam ni moom moo di commenter vidéo yi partager leen surtout vidéo yi pour gën a may doole li nga xam ni moom mooy jeunesse sénégalais pour ñu xeex parce que avenir bi ñun ñoo ko moom kon bu ñu si nawee yàq jaaxale yi dina métti trop pour ëllëg si biir ñun ñu mën see génn xam nga gars yi vidéo bi loolu la woon Lord Wes la woon ak yéen asalaamaaleykum. La city grida, squarciagola, non si sente perché purtroppo è piccola. Molti si aggrappano a questa scusa, trovo che sia una scusa ridicola. Scusa, ascoltami, ricalcola. Non sono la seconda scelta come Pepsi Cola, ma pure Coca-Cola.